waxtu dalal suñu gan Cheikh Bamba Dièye ñu ngi lay nuyu. ana maa ngi lay fay di nuyu mbooleem auditeur RFM yi di leen ziyaara ci weeru koor gu mag gi di leen dëwanal di leen balaax te di ñaan yàlla moo nangul ñu suñu koor. ñun ñoo lay baalu ak tey jii ndax yaa ngi fii depuis 7 heures du matin waxtaan bi dañ ciy ànd ak Georges Déthié Diop yaay secrétaire général FSD/BJ nekk député ci assemblée nationale honorable kenn gisul ci lancement dialogue national bi yow yaa décidé bañ a dem wala dañ la invité wul. non man maa décidé personnellement nii ak suñu parti FSD/BJ bien évidemment ni dialogue bi amuñu ci defar amuñu ci yàq li ko waral moo di Sénégal ci dialogue daf ci am histoire te ñun ñëpp bu ñuy wax ak di yëngatu surtout ci politique def naa ne askan wi ak lu yëkkati réew mi lu yokk réew mi lu dëgëral état de droit ak démocratie ba pare indil jàmm askan wi moo war a tax et je pense que ni ñuy defee bu ñu ko yàggee di defee saafara wuy jur jàngoro rek lay doon ndax la woon ca woote bu njëkk ba bu doon ne sincérité ak yéene ak ku fullay changer réew mi ma nga ca woon kon du soxla ñu woote ñaareel ba du soxla tey jii ñu woote ñetteel bi te li may gis ci lii ñuy dund nii mooy dañoo nekk pendant juróom benni at ñun Sénégal ñu xàjjale ka ñaar ñii ni waaw côté bii ñii ni déet côté bale ñuy dox ba bis mu am ay jafe-jafe yu tar yu mu àndal ay citoyens jóg si jël ci position ñii féete gauche ñii féete droite mu am ci ay déficit yu wér ci ay atteinte ci liberté ci démocratie ci transparence bi nga xamee ne war na am ci jëfandikoo alalu réew mi ñuy dénoncer bu ñu xëyee suba mu xaw a demee ne ni dañoo bëgg a jël lépp tuur si biir géej gi je pense que loolee du démarche kuy defar. démarche kuy defar dëgg-dëgg day taxaw booy dox bu mbëkk miir bi da nga war a njëkk taxaw ñu def évaluation wu fi ñu jaar ba yegg si fii te ci loolu rek laa defee ni Souleymane Thiam beneen postulat bi may doxal mooy man dama jàpp ne kuy construire un état de droit bëgg a construire république boo xamee ne doomu aadama yëpp dañ see bëgg a gis seen bopp dialogue du lu premier lii premier mooy respect wu état de droit ak effectivité wu application loi yi nga xamee ni moom lañ koy def ndax damaa xamoon lu war a tax ngay voter ay loi di wut ay institution te bu jëfe jotee ci institution yooyu ak appliquer loi yooyu nga teg leen fale defee nu la neex boo demee ba mbir ma sotti nga woote waat ni dialogue ndax nga may ma daane rek aana ndax dama am kilifa gu tedd ci réew mi te muy suñu référence ñun ñëpp muy Sëriñ Tuubaa dafa wax ni bàyyi tooñ moo gën dëkke tuub. boo leen continuer di boycotter dañuy continuer tamit di jël ay décisions sans yéen est-ce que c'est une bonne politique. non la réponse ici tey jii du boycotter parce que boo caricaturer rek ngay wax boycott c'est une position responsable ndax lii du guléet ci réew mi te gis naa seetlu naa ànd ak sénégalais yu bare ni jamono yu ñu demee ba nga xamee ne alek dafa taxaw luy farata maanaam ay intérêt ay nit nekk en jeu jamono jooju doo dégg benn yoon dialogue doo dégg benn yoon li nga xamee ni moo war a tax di solidifier état de droit di tax nit ñi ñu xam ne ci benn réew la ñu yem ñëpp yem dañuy nekk ca la ñu neex ba la ñu neex la passé ba bëy wéy mbuus ba jaan dem ñu topp ca gannaaw fekk ay jaambur yoo xam ne ñëpp nangul nañu leen seen mandute wala boog ñu bari nangul nañu leen seen neutralité ñu jël leen jiital leen mu war a doon l'arbre qui cache la forêt te loolu aussi du objectif du responsabilité xam nga dañoo bokk réew mi te souci bi ñu war a am ñun ñëpp mooy defar loo xamee ne bu ëllëgee du ñu delluwaat di ko laalaat. te pourtant de ku ñuy wax si ñun da nga naan nous sommes une démocratie majeure mënul cohabiter ak légèreté yi nga xamee ni moom la ñuy am chaque fois que suñuy intérêt partisan jógee taxaw ci kanamu nit ñi et je pense que ci foofu moo tax ma ni suñu bëggee dëgg ñu defar li nga xam ne mooy Sénégal tekk ci yoon day laaj d'abord ñu xam lan la ñu bëgg si su fekkente ni république la ñu bëgg état de droit la ñu bëgg moo ñu góorgóorlu te bàyyi seetaan bi te influer si institution yi influencer de force si nit ñi nga xam ne ñooy appliquer pour que ñu jëfe ka parce que ki war a jëfe loi bi ki nga xamee ne mooy juge bi nga xamee ne moo war a atte bu attee nu ko neexee kii di président de la république war a tëdde njaaxaanaay njaboote ñëpp bu taxas jëmalee boor
fa nga xamee ni fa la équilibre yi nekk enjeu yi nekk fa ñu defee ñu leen neex bu ñu paree ñu siffler ni aywa leen bismillah. Je pense que ni c'est pas sérieux. Est-ce que da nga et jàpp quelque ne part aussi pour man dafay xaw a mel na ni dañoo farataalul wala ñu fonk ñu trop lii nga xamee ni mooy envie ak volonté d'être ensemble ak construire bi ñu bëgg construire suñu réew et ci foofu ci la amee problème man. est-ce que ñi bokk ci opposition bi te dem ci lancement dialogue bi ay traître nga leen di considérer. C'est de la trahison pour vous. non nekkuñu foofu xam nga ci démocratie la ñu nekk wuute bëgg-bëgg moo tax marchandise tubaab di jar su ma bëggee suma position nit ñi dégg ko dama war a yem ci sama position te am respect ak compréhension wu position keneen ku mën a doon. en un langage plus clair. bokkoo waaye ŋaññiwoo. da nga toog jàpp sa njàmbur. je pense que ni sama waru gar tey jii. aw ma pour ŋaññi ndax. ñàkk bokk rek doy na ci ŋaññi. ñàkk bokk ni dewuma bokkuma fekkiwuma pour man parce que li am solo ba am solo mooy dama gëmul sincérité wu démarche bi dama gëmul pertinence am dama jàpp ni dañoo bàyyi àlekkalaj ji fale di wax joo xamee ni bu ëllëgee duñu amal njëriñ. mais àlekkalaj googu di dialogue yi nga xamante ne du benn pàcc seulement nee nañ dañuy waxtaane lépp ba ci sax élection yi dañ ko évaluer gis nañ ñeen ni nga ñi par exemple doxalin geek lu ni mel pas seulement li nga xam ne moom la ñu jëm waaye lépp la ñuy mettre sur la table. heureusement que ay observateurs mooy ay journalistes yu averti lay waxtaanal. xam nga li bon ci Sénégal mooy dañu am une mémoire sélective maanaam bu ñuy xalaat dañuy xalaate fa mu ñu neexee rek ak instant ba mu ñu neexee fa la ñuy commencer pointer curseur bi di dox mais yaakaar nga ni jot que ni bu dee inclusivité ak wootal ñëpp dialogue national ci assises yi mu fi amee woon mënees nañ fi amatu lu mel noonu est-ce que dialogue bii ñuy samp nii dina génn. mais la différence c'est que assises yooyu niñ ko organiser am na ñi nga xam ne bokkuñu ndax tout est parti de l'opposition donte sax société civile baa ngi ca woon. tout est parti des Sénégalais parce que boo nee dialogue dàq nga caractérisation wu doomu aadama bi tout est parti des Sénégalais. ay Sénégalais pas des Sénégalais yëpp principe yi dañuy wax principe yi. parce que gis nga histoire loolu lay jëriñ bu ñu dundee benn système. ndax tey jii li neexaloon assises nationales yi mooy ñi wootal dialogue bu bees bi ak li ci ëpp ci opposition bi ñoom ñoo d'accordoon ci assises nationales yi te assises nationales yooyu ñu doon wax ca configuration am dafa inclusive woon ndax jàlloon na ba dem ci diaspora bi inclure ba jàll ci région yeeg département yi amatul woon benn aspect ci li nga xamee ne moom la ñu wootal ni moom la ñuy waxtaane ci dialogue bi que ce soit sur des aspects de gouvernance sur des aspects politiques wala ci aspect bu mu mën doon ci wàllu économie bi yooyu yëpp dafa di woon ay éléments yoo xamee ni yàggul torop dañ ci mobiliser sénégalais yi nit ñi def ci seen i xaalis def ci seen i xalaat def ci seen jot ñu pare ba pare jël ka lem ka teg ka ca côté. plus clairement lii perte temps la. non buñ tënkoo ci li nga xam ne moo amoon assises nationales yi dafa am futilité. démarche bi ak mu war a mën a njortu ni bu ñu demee ba sa cëppaangal ga la cay génn aussi du amal njariñ parce que xam nga weñ gi dafa bañee ca tàmbali ba ca cosaan ba ndax boo wootelee dialogue ki wootal du tey jii la woote man li tax ma am aisance ni maa lànk dawuma parce que gëwuma ni dina indil intérêt Sénégal dinañu indil mbir mi fu man dem ndax woote bu njëkk ba dama ko teewee woon parce que loolu mooy li normal woote bu njëkk bi mu wootee ci. mais xam nga bi la yoon honorable am na un consensus autour des personnalités qui vont diriger ce dialogue politique surtout on va même pas parler du dialogue national mais le dialogue politique. général Mamadou Niang moom mooy jiite commission cellulaire bi amoo ci benn njort bu rafet. non xam nga gis nga moom laa la wax léegi nii la il faut pas que ñu bëgg a jël ay nit ki seen i parcours personnel seen i jaar-jaar bëgg ko def. mu doon paravent mu doon kiiraay li dox suñu diggante ba voiler ñu la réalité de notre fait parce que xëyuñu xëy rek tàbbi si dialogue dañoo nekk ci réew pendant lu xaw a toll juróom benni at di enregistrer ay déficit yoo xam ne benn bu nekk tas na réew. mais est-ce que yow gëmoo ne ci doxalinu nit ci doxalinu askan tout mën naa am. waaw mais xam nga. tax au moins nga am njort gu rafet. donte sax moom ci boppam nee na la cay tukkee comme consensus. dana ko appliquer dama bëgg a réaliste man. dama bëgg a réaliste ndax wolof dafa ni loxo du tàmm gudd ba pare bëgg a gàtt
te bu fekkente ni kum ci mënti doon da nga ni sénégalais nga ni patriote nga ni Sénégal dafa la intéressé bu ñu demee ba enjeu bi ngay teg mën a doon lu war a tas réew muy benn yoon nga ni naam ca référendum ba ni ñaari yoon ñu ne déedéet ñu indi carte électorale yi ñu ne waa déedéet ñu indi lii nga xam ne mooy parrainage ñu ne déedéet ñu jël li ci ëpp ci opposition bi ñuy yóbbu leen kaso ñii ñu génne leen réew mi yooyu yëpp c'est pas des faits gratuits te bi ñu koy def ñun opposition bi dañoo taxawoon mobiliser Sénégalais yi pour wane ni lii mooy tas réew mi te boobee ba léegi loolee nga xam ne mooy source problème bi amul benn solution buñ ci bëgg a indi lu dul rek nañu tourner benn page ubbi beneen page te la nga xamee ni démb moo doon suñu feebar fas yéene ñu ko régler te wolof dafa ni bu sa bopp dee métti nga xëy suba ni damay faj sama tànk bu ëllëgee di nga am feebaru bopp ak feebaru tànk. li may dénoncer man mooy que ni inconstance bi ak désinvolture bi ñuy àndal parce que du politicien kese. mooy woo pour nit ñi engagé wu parce que tey jii 14 millions de sénégalais yi dañu leen dugal ci benn système politique boo xamee ne daf ñu diviser en 2 groupes engagé ñu si yóbbu ñu fu sore xam nga man li nga xamee ne moo si métti mooy que ni keroog bi mu leen di déglu Macky Sall ba muy wax. dafa jàllale message am yi mu war a jàllale yëpp. ba ñu ko laajee ci wàllu Khalifa Sall dafa ne affaire ba wàllu justice la. te ñun pendant juróom benni at lañ doon wax yëpp mooy que ni du mos a doon benn yoon affaire justice yow kot yaa mos a jël instrumentaliser la justice utiliser que à des fins politiques. mais loolu yéen seen gis-gis la ils ont aussi la possibilité rétorquer leen li ngeen wax loolu amul. xew politique la rek. non xam nga dañuy waxtaan ak askan wi. di waxtaan di jël les Sénégalais à témoin. te ñoom ñooy les principaux bénéficiaires ci lii nga xam ne moom la ñuy démarche moom la ñuy def. ma jàpp ni bu ñu dëkkee ñaari xaaj kii wax lii ngeen ñëw ci kanamu askan wi yëpp mu réitéré waat loolu yéen ñi nga xamee ne yéen a àndoon féete ni loolu taxaw lu mu gàtt war ngeen war a fësal ci bopp sénégalais yi ca jataay ba mu xam ni que ni en réalité sa position bii moo contraire ak suñu position bi mos a wax ni tant que exécutif baa ngi dugg ci biir justice bi Sénégal du mos a am jàmm pour que au moins sénégalais yi xam ni que les gens sont dans la responsabilité ils sont aussi engagés ci li nga xam ne moom lay dem mais loolu feeñul li nga si gis man li ma gis te jàpp naa ni sénégalais yu bëri gis nañ ko ci mooy que ni benn camp bi daal li mu bëggoon ci wootal dialogue am sa jamono ya mu ko neexee ak intérêt ya mu say bëgg am na ko ca ndax boo leen dégloo ñuy wax sax dañ naan ni jot na nag léegi pour ñu def table rase ca la passé maanaam. beneen camp ba nekkuloon à la hauteur alors ñu ngi def ay consensus ñoom itam ils sont en train de lâcher du lest opposition bi à travers le FRN dafa posé woon ay conditions ñoo nañ cédé ci yenn ci exigences yi notamment la mise en place de la commission avec des personnalités neutres yéen tey jii ak yéen ak sans yéen. Dialogue bi dina am bañ ci teew dina am ay conclusions est-ce que loolu tamit du leen gàllankoor. non mënuñoo gàllankoor te li ngay wax nii les questions de formalisme la rek mais fondement bi. laaluñu ko parce que fondement bi mooy déficit bi ñu am ak recul yu wóor yi nga xamee ne enregistré nañ ko tey jii ci réew mi mooy benn ci même at mi règlement 5 CEDEAO bi lii nga xamee ne mooy bërëb bi nga xamee ne moo war a gën a select ci réew mi war a gën a sore. par esprit partisan atte naka de manière différenciée muy ay éléments yoo xamee ni jàpp naa ni fii ñu toll nii tey jii activité politique ak melokaanu politique ci réew mi que ce soit du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir jaxase na bopp réew mi jaxase na biir réew mi ba kenn xamatul ci lan nga koy teg. li gën a jaxase bopp nit ñi est-ce que au final nekkul opposition bi nga xam ne tey ñu ànd suba du ñu ànd. non la question du loolu parce que il faut poser les choses dans leur forme parce que ay parti la ñu te ay parti baaxoowuñu di bokk tout le temps ay position c'est pas ça le souci le vrai problème bi ñu am mooy que ni dañuy fournir ay efforts pour am ay institutions def coono pour voter ay lois fal ay nit. pour ñu appliquer loi yooyu bu ñu demee ba jëf jot ñu jël loolu yëpp teg de côté defe ñu neexee ba suñu xol sedd
ba mu jàll ñu wëlbatikuwaat ni aywa gars yi nañu maslaa une république kenn du ko samp ci loolu. yow yaa ngi FRN sax wala. maa ngi biir FRN kay. décision bi ñu jël noo ko gisee xamaa yow opposé woon nga ci am déet. non man dama fa nee naa la TDR yi sax dama ko fekkewul wàccaay wi dès le départ moi je suis pas d'accord te man am naa maanu tegu toll na bu ma gëmulee benn mbir du ma ci participer ci nii du ma ci participer ci nii. wax ko aussi baax na ci. waaw ndax te loolu moo ma fi indi tey jii. mais wax ko ca biir. non la question du loolu la question du loolu li ma fi indi tey jii mooy fexe rek ba nit ñi xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp dañu am responsabilité ci situation bi dañoo mobiliser ay Sénégalais ñu ànd ak ñun pendant plus de 6 ans ci ay combats te am na yenn mode règlement yoo xamee ne mooy renvoyer les gens dos à dos mooy gëmloo nit ñi ni ay prise de position politique ou politicienne la woon te jàpp naa ni en tout cas man bokk sama wàllu bopp la ma doon def lu ma gëm la woon lu ma engagé woon farata la woon ci man et je pense que ni jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à la fin fondement bi foofu la te tant que yegguñu ci àll ka laj bi duñu wax leneen. xanaa FRN moom mbir nax saay na. déedéet dara naaxul say non gis nga il faut que lu nekk rek xam nga mbooloo mu nekk ñu xam lan mooy cosaan la ndax bu dee mbooloo kuréelu ay parti politique yow mi nga xamee ne journaliste nga xam nga ne bu baax ay mbooloo yu moom seen bopp ñooy dox daje ay jamono seeni gis-gis dina àndandoo ci ay jamono mën na woroo ci ay jamono je pense que ni loolu aussi lu mat a ràññeew la. jërëjëf Cheikh Bamba Dièye moo nekkoon ganuk RFM matin oui. waaw am na benn waaw non mais am na benn cas bu may daaneele rek mooy fàttali nit ñi nii ndax dégg naa ci biir wax ji ñuy wax naan que nañu bàyyi xalifa nañu bàyyi xalifa man damaa jàpp ni nit du la tooñ ba ci kanamu yàlla def la lu ko neex jaay la doole ba pare ñu bëgg wëlbatiku ni nañ dem ca moom mu baal la tooñkat du baale non tooñkat du baale et puis aussi il faut que ñu restituer les choses telles qu'il est dafa nekkoon ci un combat politique et man sama wàllu bopp jàpp naa ni sàkku ñu libérer physiquement Khalifa Sall pour piétiner son honneur piétiner son combat piétiner tout le sacrifice bi nga xam ne def na ko ak ay nit ñi ce n'est pas comme ça qu'on restitue li nga xam ne aussi mooy sensu combat bi nga xam ne moom la doon def je pense que ni dafa war a téye jàpp ci li mu war a jàpp bañ li mu war a bañ te xam ne dëgg mooy mujj àla ko. jërëjëf nañ eggali waxtaan bi ci kanam fële ci beneen studio bi Cheikh Bamba Dièye la woon ak ñun mbokk yi njiital FSD/BJ nekk député ca assemblée nationale 8h jot na